waaw peut-être balaa boobu d'abord nga may ma caale mbokku Mouhamed Fallou Sène ñaanal Mouhamed Fallou Sène yàlla xaree ko aljana ñaawlu aussi li xew démb université Gaston Berger bu Ndar ndax ki nga xam ne mooy xale bi fa demoon dem fa woon ngir ñu rey ko fa dafa demoon pour jàngi te yaakaar naa démb bi ñu ko déggee ñun ñëpp suñu xol tooy na am nañ aussi lu ñu naqari trop ci li nga xam ne moo fa xew ndax jàpp naa ne bàyyi woon xale yi ñoom ñu lekk te fayuñu sax moo doon gën bakkan faatu fa kon nag la fa xew ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax te di waxi tamit ne na nguur gi jël ay matukaayam ba leeral li jël ay matukaayam ba enquête bi jaar ci yoon mais mu nekk enquête bu nga xam tamit ñëpp daañ xam ne l'enquête bi tegu na ci yoon procureur u Saint-Louis am na lu ñu for ci ay kàddoom mu rotal ko mais man li may ñaawlu rek mooy wax ji nga xam ne ay membre du gouvernement wax nañ ko démb bi mbir mi xewee ndax bi mbir mi xewee boo dégloo membre du gouvernement yi ni ñu waxee dafa meloon ne daal ñoom dañ doon wut a setal ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne ñoo def loolu te nag mbir dina toll fu nga xam ne yow boo bokkee ci gouvernement sax am na nooy waxee li nga war a waxee rek mooy yow xamoo lu xew dañ la nettali waaye daañ bàyyi ñu enquête ba xam nan la mbir mi di tëddee nga jaale mbokki ki génn àdduna naqarlu li fa xew bàyyi nag procureur bi nga xam ne moom moo yore l'enquête yi mu enquêtal boppam mais dañu gis démb ne seen wax dafa mel dañ doon orienté ñi nga xam ne ñoom ñooy enquête kat yi te loolu nag gënul ci dëkk bu nga xam ne ak yelleefu doomu aadama dafa sax bon procureur bi li mu wax dañ ko koy nangul ne moom fi mu toll nii day enquête donc mënugul wax ne kii moo def mënugul wax ne kaa moo def feek dimanche dina ci xam lu leer su gisee ne affaire droit commun la moom dina ko mën a saytu ca Ndar ndax ca Ndar la xewee bu gisee ne nag ne militaire moo ko def bu boobaa dina jël kayit yi jébbal ko procureuru Ndakaaru ndax tribunal militaire ci moom la laaju bon dañ koy nangul wax jooju waaye en tout cas bu ñu dégloo démb ñi bokk ci gouvernement bi li ñu wax ñoom yaakaar naa ne weddi wunu tuuma xaj na dañ doon bëgg a wan rek ne seen li tax ñu jëfee noonu daal nangam jee tax bon man nag comme procureur bi foofu la bëgg a yem man tamit ma yem ak moom foofu rek mais jàpp naa ne Sénégal yi am na lu ñu jàpp te dina jafe pour ñu mën fi génne leneen lu nga xam ne bokkul ak li Sénégal yi yépp jàpp déedéet dama doon bëggu man tamit jiitu l'enquête bi mais yaakaar naa li Sénégal yi jàpp daal te gëm naa sax ne ñi def miimuñu ne ñoom ñoo def miimuñu ko xañ na maintenant mën nañu wax lu tax ñu def ko yaakaar naa ne miimuñu ne ñoom ñoo def mais nag damay nangul procureur bi nga xam ne dossier dafa tàbb ci loxoom pour le moment mu yemale lépp parce que enquête moom mënoo ko wax ne fii la dëgg gi féete man de ba ma jógee université ak léegi mat na 20 at ak ñeent te la ma daan gerew bokkoon na ci dañ ñoo yeex a fay bourse lii xale yi def itam wax dëgg yàlla def naa ko organiser naa étudiant def ngénte tubaab mooy lekk te duñ fay ndax ñun ci bourse yi lañ yaakaar pour jël ay ticket pour ma dem restaurant bu nu jotul bourse yi du nu mën a dem restaurant alors mais li daan xew suñu jamono ak ñun mooy buñ daan def ngénte tubaab dañuy ñëw groupe ci restaurant bi buñ fa fekkee personnel léeg-léeg personnel bi jàppale ñu pour ñu lekk léeg-léeg personnel bi lànk bala ñu daw bu ko defee ñun ñu wut suñuy nit ñu toog taxaw fi personne daan taxaw yore kuddu ñu rang ku ñëw ñu defal la sa plat nga dem toog lekk ba
ba pare dem coow daaw fa am xañ na kudd moo daan perte ndax añ boobu moom daañ ko fay restaurateur bi wante nag yaakaar naa loolu moo gënoon ñu faat bakkan mais jamono jooju itam nag li ñuy wax franchise universitaire dafa amoon takk der yi amuñu woon droit dugg campus pédagogique amuñu woon droit dugg campus social ndax booba loi bi may leen ko woon donc daanaka lu ñu daan neex mën nañ ko def ci biir campus bi bala ñuy am ak affaire takk der yi daal mooy bu ñu daan jóg ne dañuy génn avenue Cheikh Anta Diop bu ñu bëggee génn ñu taxaw avenue Cheikh Anta Diop di ñu sànni ay grenade lacrymogène pour ñu delluwaat ci biir campus bi yaakaar naa noonu lañ daan doxale te yi tamit xañ na li indi yëpp yi tamit mouvement étudiant bi ni mu tëdde nii bokkul ak na mu tëdde woon ndax bu njëkk amicale yi ñun étudiants yi ñoo daan def suñuy moyen bopp pour di ko renouveler suñu bopp bu ñu renouveler amicale juróomi faculté yi fi nekkoon yëpp renouveler aussi commission sociale bi nga xam ne moo yore woon wàllu restaurant yeeg wàllu chambre yeeg yooyu kuréel bu nekk yónnee juróomi nit ci coordination des étudiants de Dakar ñu am un mouvement central très puissant très fort bu nga xam ne nguur gi ñemewu ko woon mais léegi amicale yi administration bi presque mën nañu wax ne moo leen di renouveler te amatul structure centrale ba nga xam ne day lëkkale amicalu faculté bi loolu nag bu amee dafay indi division dispersion te dafay affaiblir yi tamit mouvement étudiant bi alors mu nekk lu nga xam ne jàpp naa ne ñoom ñi ngànk étudiants yi tey xaj na daañ ci mën a am ay xalaat retard bourse daana am je me rappelle bi ñu nekkee étudiant loolu daana am parce que man toll na benn jamono man maa yore woon sous commission bourse et carte ci commission sociale bu étudiants yi en même temps ma nekk membre coordination des étudiants de Dakar mais retard bourse bu daan am itam nag ay la yeween ngeen ci tubaab bi daana bari waaw alors maintenant nag ñun bi ñu nekkee bi loolu jeexee ba ñu nekk ci gouvernement bi man toog naa ba tey président Wade ne dañu bëgg étudiants yi balaa le 5 bu nekk ñu fay leen seeni bourse ci lañ indi woon boole leen ak banques yi ñuy dugal di génni seeni carte ak nangam ak nangam ak nangam alors tey ji tey li xew ba gars yi toog ba le 15 jotuñu seen bourse loolu ay négligence yu rëy la loolu ay faute yu rëy la te jàpp naa ne ñu ngi wax enquête nee nañu enquête waa militaires yi ci faat Mohamed Fallou Sène c'est bien mais nañu enquête aussi ci cause yi ñan ñooy responsable retardu paiement bourse yi nañu xool la chaîne des responsables la ko tàmbalee ca gën a kawe ba ca gën a suufe ñu xool agent yi lan moo tax lii xew ñi nga xam ne ñëpp nag dañu am responsabilité ci retard bi ñoom tamit dañ leen war a sanctionner dañ leen war a teg ci yoon parce que am réew noonu lay doxe te loo gis rek mën nga cee tirer ay enseignements mën ci tirer ay conséquences mën ci tirer ay leçons yu nga xam ne mun naa bañ a xewati mais li ñu gis mooy bu yàggul rek Bassirou Faye yàlla na ko yàlla yërëm lu ko jiitu Balla Gaye yàlla na ko yàlla yërëm dem nañu ci lu demee nii xañ na beneen proposition bi ñu mën def tamit mooy même bu fekkee loi franchise universitaire li gënoon mooy ñu xoolaat ko pour maintenir à bonne distance les forces de l'ordre parce que espace universitaire ay étudiants ñoo fa nekk ay professeurs ñoo fa nekk donc nit ñu nga xam ne normalement am nañu xam-xam wala am nañu yewute gu nga xam ne am na lu ñu mën a def ak lu ñu mënul def donc war nañu leen a wóolu ba génne force de l'ordre yi ci biir campus yi ensuite ñu fexe ba lii nga xam ne mooy gendarme yi wala policiers yi buñ dee demati di encadrer manifestation étudiant mën nañ yor grenade lacrymogène mën nañ yor liif mën nañ yor leneen daal mais li nga xam ne mooy balu fetal moom maanaam pistolet bu am bal fetal réel kooku dañ leen ko war a tere ci manifestation yi parce que nag fii Sénégal am na nu ñu culture am na suñu culture
lum nu may ak lum ñu mayul fii gis ñu fi genn manifestant yu nga xam ne dañuy jóg rek pour dal ci kaw force de l'ordre yi pour gaañ leen wala pour nangam def leen ndakasul dudul noonu donc war nañu seet comme léegi benn yoon ñaari yoon ñetti yoon loolu dal na leen ci milieu universitaire war nañu seeti tamit ñu changer règlement yi ba nga xam ne suba bu coow amatee université wala coow am feneen ña fay dem nañ fa dem ak yeneen jumtukaay lu dul ay fital yu nga xam ne dafay def. xam nga instruction ne le 5 bu nekk nañu fay bu fekkonte ne am na suivi ba ci war président wax loolu diggante président ak ñiy fay premier ministre nekk fi ministre nekk fi ay directeur nekk fi ay agent nekk fi soo amoon suivi ba ca war bu ñu nee le 5 mën naa bañ a ñëw le 5 de waaye le 6 dana ñëw waaye ñu ne le 5 ñu dem ba le 15 ça veut dire que quelque part suivi amu fa waaw parce que bu fa suivi amoon loolu du xew loolu nag dafay indi ay njàngat yu bari ci ni nga xam ne noonu la mbir yi di doxe te nag enseignement supérieur de façon générale le monde étudiant en particulier dafa nekk une zone sensible très sensible te kuy gouverner ku nekk war nga bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy xew université ndax nag université moom lu fa xew lu mu ndaw coow lu rëy lay nekk lu nga xam ne Sénégal gépp ci jot àdduna bi yépp moo ciy jot gouverner nag dañu wax ne gouverner c'est prévoir. ah non maa jàpp naa ne li ñu mën a xaar ci ñun bokk na ci tey ay étudiants lañu war nañu notamment tey ay député lañu dootuñu ay étudiants tey ay député lañu war nañu mën a woo jëwriñ ji nga xam ne moo yore wàllu njàngale mu kawe mi ci assemblée nationale ñu wax ak moom war nañu woo ministre des forces armées ñu wax ak moom war nañu woo ministère des finances ñu wax ak ñoom ba ñu xam information yi nga xam ne yépp aju na ci loolu war nañ mën a ubbi commission d'information ci mbir mi enquêtal suñu bopp xoolal suñu bopp gëstul suñu bopp parce que yoon bi may nañu ko war nañu mën a def lu bari lu nga xam ne askan bi daan ci gis seen bopp waaye nag assemblée nationale moom mu ngi noonu rek la yàlla xam doy na bu ko mel ne Modou Diagne Fada yëkkati woon wax ju mel noonu tamit kenn du ko faale kenn du ko safal xorom dañ koy bàyyi mu nelaw ba tax tey ñu bari vraiment xaw nañu wàcc seen loxo ci initiative parlementaire parce que fii benn initiative parlementaire bu nga xam ne mën nga ko jël ba mu aboutir yaakaar naa ne 12e ak 13e législature amagu fi. xam nga Yérim moom bàyyi ko foofu rek bon Yérim moom bàyyi ko foofu mu bind lu ko neex mu wax lu ko neex ñun dañuy politique duñu journaliste c'est-à-dire duñu aju ci agenda journaliste yi parce que journaliste yi bëgg nañ tey dogal bi génn rek dogal boobu dafa war a génn dañu yore parti bu nga xam ne dañuy jógee ci PDS amoon lu ñu fa naqadi muy démocratie interne ñu créé parti ne ñun suñu parti démocratie interne moo fay dox président parti bi du moom parti bi du moom nit ñi ba mën a dogal ci seen kaw ñu am sunu parti mu am ay texte am règlement intérieur am na muy doxee président Macky Sall ñëw toog fii nga toog tàllal ma loxo ci bisu dëj ñu ne ko may ñu mbir moomu ñu waxtaanee ci suñu biir ñu jël yaakaar naa booru 9 mars la fi ñëw ñu teg affaire bi ci taabal ji booru le 22 mars ci comité directeur jël wàll wi dénk ko commission orientation stratégie mu xalaat càmbar commission orientation stratégie bi nga xam ne suñu frère Massamba Thioro Sall moo ko jiite joxe avem rapport am ne man nii laa ko gisee mais moom nii laa ko gisee rek la mën a wax mais ki nga xam ne mooy ndeyu mbir gi mooy bureau politique ñeent fukki fédération la ñu ak juróom benni organisme interne ay fédération diaspora yu bari nekk ci keroog bi ñu teewee bureau politique juróom benn fukki nit jël nañ kàddu
ku nekk wax ci sa turu fédération wala ku fa nekkul itamit nga yónnee sa résolution ba ñu nattee ñi wax ñëpp fanweer ak ñett ne président ñun ñoo la wóolu jiital la suñu kanamu parti yàlla dogal na am nañ ci yow yaakaar jàpp nañ ne am nga expérience politique jox nañ la mandat pour nga ubbi ay waxtaan ak bépp candidat bu nga xam ne libéral nga maanaam ñoo bokk wirdu politique ndax ci ñooñu ci lay gën a yombe ngir ñu am ay convergence programmatique ngir ñu déggoo ci ay programme may nañ la bépp candidat bu nga xam ne tàllal na la loxo te bokk ci ngirum libéral nga toog ak moom nga waxtaan mais bala nga koy def waxtaanal ak say partenaires yi alliés yi ci lañ bokk mais am na yeneen personnalité aussi yu nekk ci réew mi yu nga xam ne ay partenaires lañu waxtaanal ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi soo defee loolu ba pare nag mën nga dem nga toog ak képp ku la tàllal loxo ngeen waxtaan ci programme su fekkente ne am ngeen dëppoo ci programme mën ngaa dogal ne bureau politique ànd na ak kooku donc ñu li ñu soxal mooy njëriñu réew mi li ñu soxal mooy du liñ nit ñu ay ñun duñu transhumé c'est-à-dire que duñu parce que d'ailleurs transhumance sax jeex na parce que yaakaar naa ne ko dugal ci nguur ba mu des juróom-ñeenti weer nag doo dugg si nguur wante nag ban candidat la ñuy jàppale candidat bi libéral lay nekk dañuy dëppook moom ci programme dañuy waxtaan ak moom ba tënk ko ne ko buñ la jàppalee boo jàllee nga doxal lool fi mais bu ma demee xool jubawu maag ma sàmba xool ma demba jubawu maag ma debba lu tax du ma samp ma dong pour bureau politique waxul ne bureau politique ne ma ñett yi nekkal candidat wala jàppaleel candidat opposition wala jàppaleel candidat au pouvoir ñett yi boo ci tànn rek ñun waa bureau politique ak ñun parti ànd nañ ci ak yow kon dara dàquwul dara taxawgul il faut d'abord ñu dem gis kilifa diine yi kilifa aada yi waxtaan ak ñoom bu ñu desee nag waxtaan ak leader politique d'obédience libérale yi bu ñu juboo bu boobaa mën naa dogal mais ci la bokk ma ne Macky Sall ci la bokk parce que libéral la ci la bokk mais Papa Diop ci la bokk Idrissa Seck ci la bokk keneen ak keneen ci la ñu bokk donc loolu mooy wax ci alors loolu nag ñun bu ñu koy dox du ñu seet la Yërim wax ak la keneen wax ñun la ñuy seet rek mooy sunu parti fan la ñu jaarloo ñu jaar fa lu Yërim yàkkamti kooku vraiment moom moo yàkkamti mais ñun moom yàkkamti wuñ ci li ñuy def dara parce que encore une fois politique la ñuy def te duñu bëgg démocratie sax sunu parti non mënuguma woon a dégganteeg moom parce que aw ma woon ndigalu sama parti waaye fi mu toll nii nag mën na maa déggante ak moom mën na maa dégganteeg beneen candidat d'obédience libérale te nag gis nga man su ma demoon tey bay toog ak Macky Sall wala bay toog ak Idrissa Seck bëccëgu ndara kàmm lay nekk yaa ngi dégg te yéen ñëpp da ngeen ko yëg ne tey jii de war nañoo toog ak Macky Sall wala war nañ ci toog ak Idrissa Seck lii lañ fay waxtaane te su ma génnee yi tamit su ngeen demaa lu ngeen fa wax la ma leen ca mën a wax danaa leen ko wax la ma leen ca mënul wax nag du ma leen ko wax jërëjëf